Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers internautes, ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur à sa sant di leen di leen jox seen ci waaw bi mais encore une fois yéen seen émission encore une fois dafa ñëw fi nga xamante ne mooy Toubab Dialaw encore une fois dañu leen di wax ne tey jii suñu thème tay bi c'est jeunesse et culture donc sans plus tarder am naa benn invité sama wet damay essayer joindre ko waxtaan ak moom et waaw mooy loolu noonu fi nga xamante ne yéen la dëkk salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi laa fay. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. maa ngi la kaa delloo bu baax a baax. naka activités yi toujours en action. toujours en action toujours en action comme ni ngeen ko déggee toujours en action là ñu ngi am suñu kanam Thiapathioly kenn dootu ko présenté fi nga xamante ne mooy yéen et aussi partout au Sénégal. Et aussi partout dans le monde comme ni ngeen ko gisee réalisé na lu bëri fii sur le domaine social ainsi que sur le domaine culturel donc Thiapa. ñu bàyyi la nga nuyoo wax mbokk yi ñu dem. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen a nooyu ka nekk sa tur asaw sant di leen wax ne man Thiapathioly artiste comédien dëkk Dialaw maa leen a nooyu. di leen wax ne kat émission bi bëgg nañu kaa tàmbali si bisimilah rahmaani rahim yeggale ko si alhamdulilah rabil alamin te man Thiapathioly pare na ma pour lépp la ñu ma laaj ma tontu si. donc alhamdulilah mbokk yi yéen a ko déggandoo ñu commencé ko si bisimilahi rahmaani rahim terminé ko si alhamdulilahi rabil alamin Thiapa tey da nga ñëwoon si place Toubab Dialaw bi artiste comédien nga mais tey jii da nga gis ne culture yëngatu na fi nga xamante ne mooy place Toubab Dialaw parce que d'après li ñu fi gisagul noo ko dundee. jërëjëf kontaan na ma si laaj bi te din ma sawar pour tontu si ndax baa xoolee tey jii place Toubab Dialaw culture dund na fi li tax culture dund fi mooy que ne ñi fi nekk tey jii lii la ñu am place bi la ñu am ndax baana dëkk foog wax géej wax àll bi te doo tudd dëkk mukk te waxula culture. kon daanaka lépp a fi daje te ñi fi daje tey ji ay jeunes la kon ñii lii lañu am ma la wax ne dañu bëgg lii mu doon laa xamante ne nii law la law bi lan moo ko andi mooy nun ñu jàppoo bokk ndey bokk bàyyi loolu moo la andi wax. donc jàppoo bokk ndey bokk bàyyi moo ko andi mais gisoo ne la jeunesse fi mu toll fi nga xamante ne mooy Toubab Dialaw ainsi que yéen partout au Sénégal aussi mën nañu wax dañu xaw a dese engagé si li nga xamante ne mooy wàllu culture joxuñu ko gëddaam bu war. selon vous est-ce que mën nga ñu si andil quelques éclaircissements. jërëjëf merci beaucoup kontaan na ma foo udut sa baaram foo la Dialaw baa gisee nu am problème nu tardé Dialaw dax tardé Dialaw dëkk yëpp si lay daan xoolee moo nekkoon référence mais tey li tax mooy que ne ñun dañu gisul ko nu jàppale ndax la toll ni Dialaw ban la waxee ne Dialaw amul centre socio culturel doo ko gëm la toll ni Dialaw amul foyer des jeunes Dialaw amul la fenn faa xamante ne nii internet jeunes yi fii ñoo ko moom fa la ñu ba stade bi xam ne moom la ñu yaakaar sax tey jii baa fa demee daal taxaw ba mat sa jeex baa bëggee toog daal la fay ab siis ba dul loolu amul leneen kon Dialaw moo gën a tardé Dialaw amul dara surtout rafet na dégg-dégg waaye baa fi ñëwee daal la gis ne Dialaw amul dara kon moo tax culture mënu fee développé à 100 pour cent ndax tey ñun ñii war a dundal culture ba nu waree tëju fi nu war a tëju in liggéey amuñu fa nu tëju en plein air la noo liggéey soit danoo dem géej wala u dem faneen faa xamante kër a jàmbur te loolu neexul sax si xol moo tax culture bi du fi dox. donc loolu moo tax culture bi du fi dem bu ñu xoolee cité nga action yu bëri yoo xamante ne moom maa ngi fi nga xamante ne mooy Dialaw donc yow selon yow lan la ñu war a mën a def ba mën a am loolu pour que culture bi am Dialaw mën a développer bu baax gën a mën a am doole gën a mën a jëm si kanam. nii noo def lii la mooy nun ñëpp nanu bokk ndey in bokk baay ay théâtre kat a ngi fi ay danseur a ngi fi ay rappeur a ngi fi. ay woykatu kii ngi fi ay fubalkat ay ñi la def taekwondo ñëpp noo la dajaloo nekk benn lii xam ne noo ko moom nu jëli ko te nekkul fena mu ngi Dialaw lii si ëpp doole mu ngi si maire bi ndax tey jii ba fekkee ne ka nekk am naal ay këyit u taxaw maire bi subventionné nu parce que ndax wate budget boobu tey jii kenn moomu ko jeunes yi ñoo ko moom kan ñun ñi am nañu ay këyit am nañu droit pour jël lii du moom mais ba fi ma xaw ni du 2009 ba léegi du kenn kan ma sa woo in jox la sa subvention wala ina la lii nii la demee lii nii la demee lan moo ko andi mooy que ne dañu nekk si kumpa loolu nag li kaa dindi mooy danoo bokk ndey in bokk bàyyi in xam ne lii noo ko moom nun tey kanu mayoon ab terrain sax nanu lii yéen a ko moom ba dee 150 mètres carrés sax nun nu dem si biti seeti partenaire mu tabaxal nu ko nun culture bi mën faa dox ndax tey ba loolu ba nu ko amoon tey place bii ni mu mel nii dina gën a jéggi dayoo. waaw wax nga dëgg dina gën a jéggi dayoo te gis nañ ne la plupart Dialaw lieu de culture la raison pour laquelle artistes yu bëri bu ñuy tourner lu si bëri dañuy daw
fi nga ñëw fi nga xamante ne mooy tubaab jalaaw kon cela veut dire jalaaw am na benn vision bu fi nekk benn aperçu boo xamante ne géographiquement dafa baax donc yow selon vous lan ngay wax jeunesse bi. surtout ñi xam ne dañaa daw ñëw fii jalaaw dëkkub cosaan la jalaaw dëkkub culture la baa xoolee tey jii jalaaw si dëkk yi fi mag si la bokk jalaaw mën na maa wax ne magee na Dakar téeméeri at te Dakar Gorée magee na ka juróom fukki at kon daanaka kon jalaaw magee na Dakar téeméeri at ak juróom fukk kon ban na jalaaw du dëkk ba mag kon danoo wax rek jalaaw dëkk la baa xamante ne nii tey jii maanaam ba mën a léppaa ngi fi mooy ñii ka sancoon la mag ñi ndax am nañu ko sancee woon baatin boobu nag ba tey mu ngi fi ndax li tax moo tax ba jikko dayaa wax ne xeer wii tey jii président du ko gis maanaam si waxin baa gisee nga daan wax na président du ko gis waxin la woon parce que mag ñi ñoo fi defoon laa xamante ne nii bëgguñu woon buur yi daa fi jaar ña def fi li ña fay def kon buur ba ka gis wàcce boobu nag moo la wàcce si suuf nun noo jël baat boobu nag yëkkati ko indi am nañ ko transformé ba mu nekk nii tey mais tubaab dëkkab culture la dëkkab cosaan la dëkk la baa xamante ne ni tey ka daw wut rek daa fi war a ñëw parce que njëriñ a ngi fi lépp a ngi fi comme ni ngeen ko déggee tubaab moom dëkku culture la lépp a ngi fi ah boo leen xoolee place bi fees na deleex yi nit lan moo ko waral aperçu bi am biir tubaab jalaaw aperçu bi boobu nag li ko waral mooy position géographie benn dafa fort dafa am doole et tubaab jalaaw aussi lieu touristique la boo leen xoolee touriste yu bëri dañ fi ñëw di visiter place kon nag li ñuy wax mooy maire bi et le président de la république ñu essayer def le maximum d'effort pour gën a booster li nga xamante ne mooy jalaaw ban sentiment nga am ci culture. mooy que ne ñun culture bii ñu nekk di ko def tey te dañu am président boo xamante ne moom moo chargé wu loolu président de la culture ñun kooku doon tey xamuñu ko. naam xam nañu ko nii rek mais pour mu woonu am ndaje wax nañu nangam ak nangam ak nangam moom la ma bëgg nangam ak nangam la bëgg tey dun jalaaw war nañoo mën a am 72 heures tey loolu amuñu ko mais man ni ma sentiree ma bopp si culture mooy ni ma kaa defee mooy ka xewle ma dem ba ma bëggee xewle ma woo nit ñi ña ñëw loolu la ma am ndax chaque année ñu def fi festival baa xam ne 72 heures la da la regrouper plus de 300 personnes yoo xamante ne nii tey defaluma ko kenn honneur ab jalaaw la jalaaw ko moom defuñu ko ngir ma sàmba wala ma dem dañu ko def ngir jalaaw gis si boppam moo tax culture boobu noonu tey aada cosaan la aada cosaan baa ko waxee doo bàyyi dara ndax lépp la aada rek la cosaan festival boobu dañu ko faa def dina am rawante gaal dina am gumbe dina am ndaw rabit dina am kasak dina am ndab ndëpp dina am njab kon daanaka c'est la culture. c'est la culture lébu donc comme ni ngeen ko déggee encore une fois c'était ki nga xamante ne mooy Thiapa Thioly ñëpp xam nañu ko moom. surtout xale yi sax xam nañu ko ci film boobu mu joué Croquette ñëpp di ko suivre partout au Sénégal donc Thiapa ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi laa delloo jaajëfal di la wax ne kontaan na ma ndax li ma bëggoon a wax damaa waxee xaal ndax li tax mooy fu teg sa baaram foo la. ndax nun jalaaw dañu soxla laa xamante ne nii. kenn joxaguñu ko. dema ci dëkk yi nu wër man dem na ma Dagana dem na ma Kédougou dem na ma Tamba maanaam 14 régions yi Matam rek la ma demul te lan ne gis na ma ko. li ma def si ay festival ëpp na 100 festival kon village yi nekk dem na fa gis na ma li ñaa dund nun rek noo amul laa xamante ne nii nun mën nañu kaa dund ba gis suñu bopp kon culture bi dafi dee te nun noo ko war a dundal te li ni ñu kaa dundalee mooy lan mooy dañu bëgg changement ndax jot nag changement ndax ak nit mënu fee nekk ren ba déwan defu la fi dara daa fay jóge keneen ñëw waaw donc le changement c'est maintenant. merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Jaajëf. Nice. Encore une fois, c'est le top ici à Toubab Jalaaw ñu ngi leen di gërëmaat bi ci ñu ngi lay nuyu. waaw kilifa gi maa ngi la siyaar si laa nekk. maa ngi si jàmm. maa ngi dee cool. naka activité yi. alhamdulilah. yaa ngi doxal bu baax. waaw ñu ngi doxal bu yem rek. tey da nga ñëwoon down Toubab Jalaaw. waaw gis nga ñëw si place bi xool gars yi xam nga rek concert bi gars yi teg. ñëw xool savourer. tuuti musique bi xam nga rek voilà ak voilà comme si la ñuy yëngu. en profitant homme de culture la moom day yëngu si wàllu culture lu bëri reconnaître nañ ko fi nga xamante ne aussi mooy Jalaaw et aussi partout si région Dakar bi donc Big Thio tey jii lan moo la gën a impressionné si wàllu culture bi fii nii nga xamante ne mooy Toubab Jalaaw fi nga xamante ne mooy Jalaaw. au niveau de Jalaaw li ma gën a impressionné ci wàllu culture bi bon je peux dire que dafay xaw a sooxe quoi pour man. waaw day xaw a sooxee day xaw a wala boog bu fekkee mu ngi doxee côté waaw parce que tey bon je peux dire en tant que peut-être acteur culturel en tant que musicien li ma mënul concevoir mooy
imprégné bi nga xamante ne nii gars yi war nañ koo imprégné population bi pour culture Jalaaw bi. donc fi ma bëgg a waxee mooy tey boo xoolee dafa am benn considération boo xam ne dafa war a jógee au niveau de l' administration au niveau de la mairie benn considération boo xamante ne nii suñu njiit yi dañ ko war a jox xale yi ndaw ñi. yaa ngi comprendre donc tey mënuñu wax culture te waxuñu jeunesse donc jeunesse ak culture je pense que ñoo ànd n'est-ce pas tey on peut pas parler de développement sans une bonne prise en charge de la culture et de la jeunesse. parce que tey bu ñu nee la fi maam bàyyi woon je pense que mooy la woon démb la fi maam bàyyi woon kan la ko fi bàyyi loon mooy génération future ñi war a ñëw donc ñooñu tey bu ñu leen imprégné wul ci seen culture bu ñu leen imprégné wul ci seen démb du ñu mën a xam ne la ñuy taxawee tey yaa ngi comprendre te bon yàlla def na ñu am bon ay njiit yoo xam ne bon amuñu benn considération sur jeunesse bi donc je parle en connaissance de cause voilà donc parce que dama am benn troupe théâtrale donc je suis acteur culturel. yow si wàllu théâtre ngay yëngatu en même temps si wàllu musique. musique da ngay allier les deux à la fois. dessin sax dama koy def. dessin ok donc yow bu ñu mënee xool ba xool si wàllu culture polyvalent nga si. art mën naa wax ne art laay def daal maanaam. dans l'ensemble je suis réalisateur vidéo. ok voilà donc xam nga mën naa wax am na lu ndaw daal lu ma xam daal ci côté ci côté culture. voilà donc tey fi ma yemoon mooy. tey boo gisee ma ne la dafa am benn manque de considération boo xamante ne nii suñu njiit yi joxuñu ko suñu jeunesse bi mooy tey exemple dama fi yoroon benn troupe théâtrale donc ñu dem au niveau de la mairie donc pour gis suñu maire pour expliquer suñu problème bi ñu am problème bu ndaw donc il s'est trouvé que bon mu génne ne ñu est-ce que mën ngeen di xool mën ngeen di seet du moins ñu ne ko waaw yow la ñuy seet mu ne gisul leen ma. donc en tant que un maire je pense que loolu warul nekk taxawaayu monsieur le maire. en tant que un maire moom moo leen wax loolu. en tant que le maire moom moo taxaw tey ci bureau li leen yëkki woon yëpp mooy wàllu culture. wàllu culture parce que on avait organisé juste une festivité boo xamante ne benn troupe théâtrale la. bu ñëw bëgg a montrer produit am. donc depuis 2 mois ñu commencé ko déposer suñu lettre ci moom à ce que mu soutenir nu. tu vois donc ñu topp lettre bi ba jour ji war a am ñu dégg ne maire mu ngi ci biir donc c'est normal en tant que ay jeune ñu dem gis ko. nekk kat ñun dañu la soxla woon bu fekkee sax tey exemple amul temps je pense que am na une façon de communication boo xam ne war na ko mën a jox xale yi am na façon de communication bu mu war a waxee ak ndaw ñi pour ñu mën a comprendre mais mu génne carrément ci bureau am ne ñu mën ngeen di seet ñu ne ko waaw mu ne gisul leen ma tëjaat bureau am dugg. selon vous yow loolu nu mu la affecté bi mu defee bon xam nga bon bu doon exemple tey la def loolu je pense que dina demee neneen nu dul génn ànd ak samay booy dem. mais tey loolu noonu considération boobu xam te ne suñu maire bi joxu ko jeunesse bi yaa ngi comprendre bàyyi ba actuellement bu ñu duggee ci côté sportif ci côté sport bi boo xoolee Jalaaw ñaati talent moo fi nekk ci ay joueurs mais ñoom ñëpp fi la ñuy mujjee yàqoo parce que amuñu ku leen jàppale jeunesse su Jalaaw bi dañu dee ils ont du talent muy côté musique muy côté sport muy côté boo xoolee plage tubaab Jalaaw fii gars yi fi nekk di def art plastique bëri na donc mais amuñu ku leen jàppale. mais yow gisoo ne tamit jeunesse bi ñoom war nañu mën a defal yóbbul seen bopp foo xamante ne administration bi du leen fay yóbbu. maanaam génne def ay collaboration à la recherche de partenaires. bien sûr exemple baa ngi ni Jalaaw TV lii est-ce que monsieur le maire moo leen ko jox. non même pas est-ce que maire moo leen ko jox. non non 2STV. je suis l'initiateur. mais kenn joxuñu ko ñoo ko rendal suñu bopp. donc loolu exemple la donc ñun mën nañu dem sans l'administration. mën nañu dem sans maire. parce que jeunesse entreprendre la ñu wax. yaa ngi comprendre mais y a un minimum boo xamante ne nii ñoom dañ ko war a def ci askan bi. parce que bi ñu soxlaawee nguur gi dañ doon daw ci ginnaaw askan bi. donc am ay promesses yu ñu leen defal. donc tey ñoom ak nu mënti demee man mën naa concevoir ñu ne voilà mën nañ développer mën nañuy dem ni ku nekk ak sa job ah. mën nga avancer ku nekk yaa ngi sa job di avancer sans autant nga faale woo nguur faale woo dara mais y a un minimum. y a un minimum parce que tey bu ñu wax affaire de budget ñu ne budget communautaire parce que y a un minimum boo xam ne nii mu ngi fii te askan wi ñoo ko moom donc loolu nañ ko def nañ ko jox askan wi. yaa ngi comprendre depuis ñaati at a ngi nii stade bi amul tribune donc élection yi di waay yi ñëw ñu ne xaar ñu def benn tribune mais imagine fi ma yewoon sànq talent yi nekk si Jalaaw ay joueurs laa wax chaque année tey bu ñu doon def exemple chaque année ñu jël benn joueur wala 2 jours ñu essayé jàppale ko paasal ko mu dem à l'extérieur football yi di ko suivre formation am joueur boobu noonu tey bu ñu ko defee benn année xoolal mën naa wax ne année yi si toppar jaratu ko parce que kooku mën na ñëw dimbali askan wi mën na ñëw dimbali Jalaaw dimbali joueurs yi fi nekk yëpp exemple de Sadio Mané mu ngi fi Jalaaw am nay talent kese mais c'est ça mais pourquoi la moo tax ñoom duñ ko def boo waxee ñu ne non bokkul si compétence wu maire bokkul si compétence wu lii est-ce que comprendre mais peut-être au niveau de la mairie am na kuy représenter la jeunesse waaw am na kuy représenter la jeunesse man j'ai eu à côtoyer ce gars c'est un père et je le salue de passage et monsieur Pape Gueye lañ koy wax donc Pape Gueye moom moo yor côté sportif donc j'ai eu à lui côtoyer pour juste am benn débat ak moom
ci 2STV mais bon il a refusé bon en disant que actuellement ni nekkuma Sénégal parce que 2 ans ngi nii xamatuma li xew ci mairie bi donc man je me dis que loolu tey nañu wax ne dëgg bu fekkee yow da nga gérer côté sport 2 ans ngi nii tu n'es pas à la mairie donc tu n'es pas au courant de ce qui se passe te nga ne yaa gérer sport bi mais il faut démissionner. Bien sûr. Il faut démissionner askan wi ñoo la teg parce que man je me dis que tey bu fekkee 90% yi dañ ne Jalaaw dafa yàqu 90% tey bu ñu jëlee exemple ñu ne 50% yi wala boog 40% yi mën naa ko jox monsieur le maire de mais 50% yi conseillers yi laa koy jox. li tax ma koy jox conseillers yi mooy man je considère un conseiller comme un député à l'Assemblée nationale askan wi ñoom ñoo fexe pour ñoom ñu toog fa pour lan pour ñu xeexal leen. pour li nga xam ne ñoom ñooy seen i intérêt ñoom askan ñu défendre ko foofu yow boo nekkee ci biir conseil yi boo nekkee ci biir maire bi nga gis kat yow intérêt askan bi franchement défendre ñu ko fii ci biir maire bi mais yow da nga am droit génn ci biti dénoncer loolu woo askan wi ñoom ñoo la yónnee woon ci biir maire bi mais nga ne leen carrément mais li may gis nii doxul ci biir maire bi te arrangé wul askan wi nga wax leen ko nga woo média yi nga wax leen ko après boo tëddee yow nga sa xel dal. ok yow léegi ban sentiment nga am si jeunesse yoon culturellement. waaw culturellement ba léegi pour revenir ci côté boobu xam nga tey. Je te donne l'exemple de 72 heures de Jalaaw au régime de monsieur Guèye temps yooyu moom moo géré woon culture Jalaaw donc ñu organiser benn 72 heures de Jalaaw ñu bàyyi bañ ne exemple suba la suba moom mooy la ñuy commencer festival bi bon ñu convoqué artistes Jalaaw yi maa nga fa woon Salam TD quelques rappeurs ñoom Ndiga Douga ñu ngi fa woon mais bi ñu waxee ne voilà présenter gars yi joxe flyers yi ñu ne voilà festival baa ngi nii suba lay commencer expliquer donc dañu bëggoon imprégner jeunesse bi dañu bëggoon imprégner artistes yi ci biir à ce que ñu bokk ci festival bi mais attends bi ma jëlee parole mais dama leen wax ne mais man pour man gisuma ne da ngeen jug pour imprégner jeunesse bi pour imprégner artistes yi xam nga la moo tax parce que tey une fois ngeen am idée de départ bi une fois ci commencement bi ngeen am idée teg benn festival un 112 heures de Jalaaw mu nekk un intérêt de toute la jeunesse tous les acteurs culturels une fois idée bi ñëw rek ci ngeen waroon a convoquer jeunesse bi si ngeen waroon a convoquer artistes yi ne leen kat ñun dañu am benn projet teg benn festival là ngeen ànd ak artistes yi piloté ak ñoom du début jusqu'à la fin ñoom ñu imprégné ci biir xam li nekk ci biir di ko toppatoo xam nga di ko dox ba mu sotti mais boo dee ba ñu ne suba la nga woole ne dañ leen bëgg imprégné là y a problème bi ma xoolee affiche flyers culture nu mu tudd festival bi li ma njëkk a remarqué bi ma waxee ci wàllu imprégné ba pare li ma njëkk a remarqué mooy c'était la publicité de l'hôtel Engouement boo xoolee affiche bi donc man gisuma ci la culture de Jalaaw boo xoolee image yu yi ñu utiliser ci flyers bi yëpp hôtel Engouement lañ jël def ay affaires dugal ci biir image yi ne voilà c'est le festival 72 heures de Jalaaw c'est la culture de Jalaaw image yi ëpp hôtel Engouement lañ doon favoriser donc franchement mu nekk lu ma déplorer donc bon xaw ma nag gars yi qu'est-ce qui se passe xaw ma lan moo waral xam nga yooyu yëpp peut-être am na lu ma nandagul ci administration bi xëy na du ñàkk owti doomu Jalaaw wala boog monsieur Guèye ñoom ñi ma cité ñëpp xëy na peut-être du ñàkk koo xamante ne ni suivre na émission bi du ñàkk peut-être lu ma xamul mu profité ci rek gën a xamal aussi jeunesse bi parce que on en a besoin dafa am yoo xamante ne gars yi dañ ko war a xam li nga xam ne moo nekk dans l'ombre nëbbu dañ ko war a xam sinon ñun bon la ñu essayer li ñu mën rek ci information li ñu mën ci li ñu xam ñu essayer ko partager gars yi def ay échange yaa ngi comprendre jeunesse bi nag lii gën a yàq Jalaaw ñun si lañu bokk ñun jeunesse bi dañu wax dëgg parce que organiser wuñu mais yéen boo leen waxee li gën a yàq Jalaaw jeunesse yi man da am ci yéen ñoo xamante ne dama leen ciblé mooy rappeurs yi au niveau de Jalaaw man dama gis ne ñoom ñoo gën a yàq Jalaaw. ci ban côté. ci ban côté ok parce que dañu waroon a gis benn booloo bi mais dañu gis ne rappeur gaaga classante si rap la bokk ok kenn weddi ko mais dañu jàpp ne classe bu xisee bu am rek automatiquement séparation de troupe day am confiance dootul am haine bi di ñëw lépp loo xalaat si lu bon loo xamante ne mën na kase rythme culture Jalaaw day ñëw. waaw loolu clash moom ci game lañ ko fekk clash moom dañu ñëw fekk ko fi te du fu mës a jóg waaw mais comme exemple booloo bi nga wax mën na indi ay clan loolu yëpp xëy na esprit bi fi nekk la mais tey am na benn exemple benn ligne conduite boo xam ne nekkoon na fi ci musique gu Jalaaw fii je pense que bu continuer woon tey du demee nii mais dafa am benn partie boo xam ne dañu xaw a bàyyi yaa ngi comprendre dafa am benn partie bu ñu xaw a bàyyi mais teewul loolu je pense que ça n'a rien à voir ak li nga xamante ne parce que clash c'est quelque chose de personnel ça n'a rien à voir ak li nga xam ne ñu ñëpp ñoo ko bokk parce que mooy li may wax tout le temps bu ñu bokkoon exemple benn koñ yow nga génne di defar mbedd mi
ay ab tali bi di defar mbedd bi di defar nu mu koy jël ay xeer di toj di defar pour mu nice man su ma génn sama bundu kër seen la du ma la seetaan damay ñëw participer ci loolu parce que lan moo tax ñoo bokk mbedd mi yaa ngi comprendre donc loo xam ne ñoo ko bokk ñun ñëpp bu ñu ko soxlaawee bu soxlaawee Jalaaw bu soxlaawee artistes yëpp dañu war a bàyyi lépp luy jëm si wàllu clash chaque jour moo ko kaw seen lépp jëm si wàllu clash lépp jëm si xiiro ngaay bi teg ko nële mais man naa classe Big Thio ma daje moom si lieu bi problème amul parce que dama jàpp ne milieu bi art bi benn affaire la. effectivement bu ñu jugee foofu noonu mën nañ ñëw ok bu ñu dajee si festival feneen nu mu mën di doon. mais effectivement amuñu problème quoi du question mais dama gis ne en bu classe yi ba am loolu xam nga day am ku nekk ak sa maturité. ku nekk ak sa degré d'intelligence sa degré d'intelligence man boo xoolee tey booy rappeurs yi am na booy yu bëri yu génne ay sound di classe Big Thio mais teewul booy yooyu man je les considère comme mes frères ah. franchement waaw amul leen loo xamante ne ni maanaam dinaa toog au contraire damay toog di dégg seen sound sax di ree quoi. parce que dama xam ne peut-être bon am na benn importance peut-être bu ñu ma jox xam nga tey ñu ngi may liggéeyal loo xamante ne ñoom sax xamuñu ko. kon kii dem bay wax ak yow rek bàyyi na la xel. am na lu tax muy wax ak yow ki ne ci kanam la ñuy joxoñ si. Wolof Njaay nee na ki ne ci kanam la ñuy joxoñ. kenn du ma se def nii. non noonu la demee nag donc loolu rek xam nga résumé na lépp quoi mais man j'appelle toute la jeunesse de Jalaaw damay woo artistes yëpp di woo jeunesse bi muy mool yi di maçon yi mécaniciens yi parce que Jalaaw jeunesse bi du artistes yi kese du ñuy def football kese mais mécanicien yaa ngi fi maçon yaa ngi fi donc jeunesse bi yëpp ñoo war a jug xam ne actuellement ni ñoom ku ci nekk da nga am devoir ci gox bi ku ci nekk da nga am loo war a def ci gox bi loo xamante ne ni boo ko bàyyee rek ëllëg suñuy doom dinañ toog naa waa papa lii na mu demee nii doo ko mën a expliquer donc nag biñ ci tolloo nga gis ne lii war nga koo mën a ñaxtu ba mu suti nga def sa kéemtulaay kattan même mu fekkee du feju à 100% mais nga def sa kéemtulaay kattan nga xam ne yow li la war ak sa gox wàccoo nga ak ñoom. léegi nag le combat c'est pas le combat de Big Thio c'est pas le combat de Ndigadou une fois de plus c'est le combat de toute une jeunesse c'est le combat de toute la jeunesse de Jalaaw ñun ñëpp ñoo war a manko moo xam mooy joueurs yi moo xam muy acteurs culturels yi moo xam muy maçon yi ñëpp dañu war a booloo xam ne Jalaaw il est temps que ça change Jalaaw war na dépasser fii. Bargny am nañu seen centre culturel ba toj ba bees ba defaraat ba bees. oui Bargny centre culturel Ndiouga Dieng. ba en même temps aussi boo ñëwee li ma gën a marqué mooy Bargny boo fa ñëwee dafa am benn axe bu fa nekk axe bi mooy boo ñëwee mairie de Bargny day am place publique. effectivement am maison de la femme. effectivement am marché de Bargny. effectivement am bibliothèque publique. effectivement am police de Bargny am aussi comment dirais-je maison des jeunes fi nga xamante ne fa la jeunes yi di nekk di exploiter di def wàllu culture. tey dañ ko diviser en deux parties partie boo xamante ne dafa fermé ak partie boo xamante ne dafa am comment dirais-je sous forme publique aérienne yi ah loolu yëpp liggéey moo ko waral. mais effectivement dama leen moo ma gën a métti aussi tamit fii nga xamante ne mooy yéen loo xamante ne gis naa ko mooy boo jëlee axe Bargny li nga dalee comment dirais-je si rond-point Bargny bi bu jëm biir Bargny géej mais tali boobu noonu moo gën a normal fuuf gën a nekk en qualité talienne bi waaw mais mu ngi noonu mais c'est quoi le problème exactement mais problème boobu noonu moom la ñuy essayer chercher nii ba léegi mënuñu gis problème bi lan la mais donc il faut que jeunesse bi ñoom ñu engagé wu c'est l'engagement qui compte loolu kese la domaine boo jël am na jeune boo xam ne il est compétent en cela li ñu mën ci wax ko pour yee population bi nañ ko def devant la télé li ñu mën pour wax ko booy yi pour ñu comprendre toog ak ñoom dinañ ko def parce que jeunesse dañu war a yeewu man je peux pas concevoir exemple ne sama papa dafa far ci parti politique bi man fa laa war a far non loolu Jalaaw dafa war a jeex yow xanaa amuloo ay conviction xanaa amuloo ay ambition ci sa dëkk sa papa amoon na ay ambition li ko taxoon a jóg mu ànd ak diw est-ce que yow loolu yow gis nga ko boo ko gisee nga dem boo ko gisul nga xam ne kat du foofu mooy sa yoon du foofu nga war a ànd pour mën a développer Jalaaw mais Jalaaw bu fekkee da nga gis am na beneen yoon bu ko mën a développer mais nga dem ci loolu mais éducation sama papa dafa bokk fii rek man fii laa war a bokk donc loolu ku nekk ak sa choix la xam nga donc ça n'a rien à voir ak relation papa ak doom yaa ngi comprendre donc jeunesse bi il faut que ñu yeewu ci côté boobu engagement yi moo des. y a une chose boo xamante ne ni tey ku nekk ci ñun peut-être am nga sa liggéey yaa ngi xëy dem ñëw am sa salaire fayeeku mën nga ci yem mais lan moo tax tey man exemple benn Big Thio wala benn Ndigadou benn artiste ay am TD ay mbayti di def ay son pour conscientiser boy yi c'est juste pour xamal leen ne Jalaaw bu ko jeunesse bi teewul seen loxo du mas a changer jeunesse bi ñoo war a jël seen responsabilité. xam ne Jalaaw ñoom ñoo ko mën a doxal ñu changé ko am na lu bëri loo xam ne peut-être ñun xamuñu ko mais ñu ngi jéem a gëstu as tuut bi ñu xam ci li nga xam ne moom mooy doxalinu administration bi di ko xamal booy yi pour ñu yeewu ne jeunesse bi ñoom ñoo war a mën a jël li nga xam ne moo nekk ci biir Jalaaw pour mën ko gérer seen loxo organisation moom manqué
au niveau de la jeunesse organisation moo manqué au niveau de la jeunesse il faut que jeunesse bi xam ne tey exemple ñu ngi toog ku nekk yaa ngi toog sa kër di ñaxtu naan non maire bi def fi lii maire bi def fi lii dañu war a changer maire ku nekk mu ngi koy def sa coin doo ko wax mu ci kaw si coin nga koy def te yow bu ñu ne exemple tey la ñu war a voté kan moo war a jiite dëkk bi nga bàyyi nelaw ba 5 heures wala nelaw ba 18 heures nga jug sol sa pàcc bu nice dem plage doxantu ji wala nga dem sa terrain da ngay fubali te gars yi ñu ngi voté ji ba pare yow t'as pas choisi da nga bàyyi ñu choisir la ba pare nga osé toog sa kër di kaas jeunesse bi nañu bàyyi loolu dama ne. jeunesse bi nañu bàyyi loolu. jéem a xam ne politique bi du question de politique la ñuy woote politicienne mais politique de développement non bul ma daga il faut que ma wax li nga xamante ne mooy li nga xamante ne jeunesse bi dañ ko war a xam mooy on est en train de faire une politique de développement mooy Jalaaw bu ko jeunesse bi teewul seen loxo du mas a avancer du mas a changer bàyyi leen toog seen i kër naan voilà Jalaaw dafa war a changer te du ngeen jóg dem voté ji na gars yi lijjanti seen i carte d'identité xam ne lii nii buñ ko changé wul jeunesse bi keneen du ko changé 70% de la population jeunesse bi la donc nañu jóg takku ñun ñëpp xam ne Jalaaw dañu war a changé Jalaaw mais nag ci kaw changement boobu noonu le bon choix il faut savoir le faire parce que qu'on se dise la vérité il y a des opposants qui sont là il y a Baye Mass Meng il y a aussi Eumeu Diagne Ndir je pense que il y a aussi Mossogi ñooñu ñëpp ku ci nekk tey da ngay jàngat programme am xam ne kii moo mën a défendre intérêt Jalaaw xam ne kii li moo ko tax a jóg mais tamit nga xool est-ce que ñoom yàgg nañoo dox ci intérêt Jalaaw wala déet. nga moom fi mu toll dafa tàng jër parce que question yi fi ñu laal moo xaw a doy waar quoi à moment bi Jalaaw tollul nii mais joxe na benn sensibilisation bu am doole jeunesse bi yeewu leen ngeen daw ngeen wuy ci parce que Jalaaw bu avancé yéen la boo yéexee tamit yéen la kon Big Too ñu ngi lay jaajëfal di la gërëm. di la bëgg di la wax merci beaucoup ci initiative bi. ok merci beaucoup donc di ko daan trop si Jalaaw TV yàlla na yàlla def mu nekk ay voilà ay ndemaami chaîne yooyu. et aussi li nga xam ne moom mooy festival bi Donald teg na ko. donc di ci profité aussi di ko saluer Donald donc di ko wax di ko encourager. voilà di ko wax mu gën a jàpp rek affaire yi moom voilà waaw kenn xamul fan la. la gën a jàpp rek il faut pas attendre gars yi di ñëw voilà. voilà mu ngi noonu quoi. gars yi respect man. ok respect. encore une fois sama gars yi waaw saa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. naka mu. sant yàlla bu baax activité yi. maa ngi sant bu baax. yaa ngi nekk au top de. waaw gis nga rek jéem a ne ci été bi rek. classe nii. waaw gis nga ba booy yi duñu la kar si lii si. man maa leen di écart non yaa leen di écart non pourtant mën nga leen jël en charge de loolu yàqul dara. pour booy ni ah mais est-ce que du ma bàyyi ñu jël si ma rek. ah bon ah kon noonu la demee lancé na appel ah ñoo leen ngeen jël si ko tur bi nan la. DJ Copain l'animateur. DJ Copain l'animateur fooy animé. Dakar TV international. Dakar TV ravi de faire votre rencontre ici quoi. merci ñu lay di la jaajëfal. donc nan nga gisee plage bi tey jii nii. waaw macha allah li ma gis si plage bi tey neex na l'ambiance est là tout le monde est là donc y a l'ambiance totale ce soir daal te gis naa ne dina gën a neex ci kanam incha allah. dina gën a neex ci kanam lan moo war a cette situation là selon vous boo doon décortiquer. situation c'est-à-dire. situation maanaam place bi ni mu xumbee nii. voilà vu que on est dans l'été ñu ngi ci été. il y a un peu la chaleur et les gars ont tendance tous les dimanches ils se trouvent à la plage pour se divertir changer les idées et aussi il y a l'ambiance il y a les retrouvailles je peux dire il y a tout ici gars yëpp dañu fiy daje donc en plus de ça on a mis une concert donc ça attire donc raison pour laquelle aujourd'hui on a beaucoup de monde am na nit ñu bëri ci plage bi. donc c'est le bëggee daal ce soir. c'est le bëggee moom à la plage ce soir donc noonu la demee donc gis nga ni jeunesse bi ñoom tey jii ñoo wàcc see fi nga xamante ne mooy tubaab Jalaaw pour féexal seen xol yi. donc gis nañ la plupart aussi ñu sangu si géej gi. si donc bu ñu xoolee récemment fan ñu génne yëpp. am na ay cas noyade yu am côté Dakar fële na mais pas encore ici à tubaab Jalaaw ñaan ñu koy yàlla. donc yow ban message ngay lancer ñi nga xamante ne ñoo ñëw fii di sangu. voilà j'ai l'habitude de le dire hein même à la télé je l'ai dit la fois passée wax naa ko nee naa leen c'est vrai que. war nañ ñoo mën a dem plage mais bu ñu fàtte dañuy dem plage pour uniquement neexal suñu xol bu ñu def loo xam ne dañuy lor parce que ku ci mel ni man je peux venir à la plage et dire que voilà je suis à la plage pour nit ñi mën maa gis ba ma def loo xam ne tey daf may lor ba nga lor sa bopp bu fekkonte ne lor bopp sa bopp boobu si yow la yam gaa métti na mais dañuy sant yàlla mais olof Njaay ko wax ay du yam si bopp borom donc li may wax ay message may lancé s'il te plaît bu ñu ñëwatee plage nañu yam fu ñu yam loo parce que on a des maîtres nageurs qui sont là. ils sont là pour ça dañuy jox limite naan ñu boo leen ñëwee yam leen fii donc pourquoi pas ñu respecter loolu noonu bu ñu topp suñu xol wala topp suñu naf su bakkan ba def la ñu lor ñi nga xam ne ñu ànd ak ñu nekk kër ga man daal li ma leen di ñaan jeunesse bi ku fi nekk yamal fañ la yamloo boo demee xam ne mënoo sangu mënoo yam fañ la defal ni man ñëwal nga toog di nga bég di nga fóote di nga kontaan macha allah donc tout est là
nekkul sangu kese mooy tax nga bëgg. ok donc voilà nañu yem fu ñu yemloo daal loolu laa leen di conseillé. donc ça wax nga sànq ba wax wàllu jeunesse. donc yow tey jii lan moo la gën a neex si jeunesse du Sénégal lan moo la gën a naxari si jeunesse du Sénégal. Premièrement jeunesse la. waaw. donc li ma gën a neex ci jeunesse Sénégal benn côté yaru nañ bëgg nañ li ñuy def am nañ ambitieux loolu gis naa ci jeunesse Sénégal en plus dañoo bëgg loisir et on peut pas dire loisir sans travail tey jii je vois 99 pourcentage des jeunesses du Sénégal ñu ngi xëy ñenn ñi xëyuñu loolu kaa ba dafa ma métti trop man su ma soñoon l'état bi dina fi teg ay entreprises yoo xam ne même bu dul l'état bi ceux qui sont à l'intérieur di dem di uti di ñëw mais nañu tegal ay entreprises yoo xam ne jeunesse dinañ ci mën a dugg man jeunesse bi taxawal ça me fait mal ñii di yalwaan ça me fait mal agression yi bëri na pourtant dañu naan jeunesse baa koy def amaana bu ñu amoon tey lu ñu jàpp du ñu dem foofu noonu loolu métti na ma trop chaque jour je le dis billahi wallahi je le dis chaque jour à la télé ñi nga xam nañ am nañ moyen ubbi ay entreprises yoo xam ne jeunesse dañu fa dugg mais ngir yàlla war a suul nañ leen jàppale man chaque fois je invite ay jeunes talents à la télé pour nit ñi mun leen a gis jël leen ci yow ñuy yëngu donc loolu nañ ci gën a taxaw jàppale jeunesse bi samay gars lañ man. yow aussi tamit gisoo ne parfois ni benn échec bi du jugee si jeunes yi aussi tamit parce que parfois dañuy noter manque d'ambition et aussi tamit le déracinement. boo xoolee la plupart jeunesse yi léegi nii bulaw la ñu gën a gëm. mais bien sûr gëmuñu dem ñax liggéey. xeeb nañu liggéey ñoom pour ñoom bu ñu bulawulee sañ-sañu nekkuñu au top. selon vous gisoo ne loolu instant bi moo gën a sooxe jeunesse bi. gis nga xeeb boobu ñuy wax tey ji sama waa ji c'est comment encore. Momar. oui. li ñuy xeeb fii di ko bañ. mais ceux qui sont à l'intérieur loolu la ñuy def. doomu aadama bul xeeb li nga xam ne mën nga fa am 100 francs bul ko xeeb. bul xeeb fa nga mën a am ñaar dërëm. bale liggéey la. fobere liggéey la. oto mbalit bi ngay xëy di liggéey la. bu ñu xaar ñu ne ñoom liggéey bu noble la ñuy xaar à la bureau au volant non ñi jàng sax mënuñoo am loolu. par sens. la ñuy amee loolu kon buñ di xeeb liggéey rek moo la mën a fay te ñu bàyyi tayal booy léegi dañoo gëm te dañoo tayal dañu jëbal tayal bu am bu laziness. non billaay dañoo tayal goo xam ne man xam naa li may bu baax avant may jàpp te am na ci lu ma nekkoon damay bëgg toog sama gàlle am lu rëy mënul nekk gis nga ku xëyul ak ku xëy y a une forte différence fa ngay amee 2500 aw ma fa dara mënuñoo doon benn kon gars yi nañ bàyyi tayal te bañ a xeeb liggéey man loolu laa leen di conseillé. donc loolu la leen di conseillé wàllu entrepreneuriat parce que le fait que nga yor seen business bopp di liggéey ça répond fortement aux besoins de la jeunesse parce que en étant jeune nga réaliser sa yëfu bopp di nga impacter sa yeneen moroomu jeune ñu def ni nga def kon cela veut dire que am na tey ji ñuy génne fi di dem extérieur di liggéey yoo xamante ne am na fii nii te nanguñu ko liggéey fii nii kon xaalis bi ñuy jël ba yóbbu ko fëleen ba pass si avec risque waroon nañ ko mën a teg fii investir si am si loo xamante ne tey ji dinañu dundal seen bopp dundal seen njaboot dundal yeneen i nit donc c'était un message bu fort bu am doole boo xamante ne tey ji jeunesse bi war nañu ci bàyyi xel soyons des hommes d'action soyons parmi ceux qui vont faire la différence demain n'attendez pas que les choses soient bonnes il faut agir dès maintenant donc agissons c'est le travail qui paie donc soyons des hommes d'action toujours ñu ngi lay bëgg di la jaajëfal encore une fois kontaan naa ci Dialaw TV bu baax parce que gis naa seen liggéey maa ngi leen di suivre sur YouTube et j'aime bien parce que ndànk mooy tax nga jàpp ko la ci naan te yéen a ngi def bu baax a baax man loolu laa wax la fois pas juste naa ne si conseil de dib bi ñu ñëw jël photo avec les vidéos c'est nice je l'ai suivi donc mention spéciale à Dialaw TV di nuyu ki nga xam ne mooy sama doomu ndey Jules c'est un ami boo xam ne voilà waaye yàgg nañ kontaan naa ci moom ba yéen maa leen di bëggee bu baax a baax donc ca kaw ca kanam Dialaw TV. Big up guys. Next up nigga DJ El Cash quoi de neuf. Oui ça va bien alhamdulilah. yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi sant. naka activité yi. waaye tout va bien. yaa ngi def au cash de instant bi da ngaa caché au cash. waaw damaa caché nii yor xaalis. yaa ma gën a xaw. oui dina la demee mais est-ce que mën nga présenter wu bu baax gars yi gën la reconnaître. ah oui bien sûr moi je me nomme El Cash j'habite ici à Touab Dialaw waaye de natif tamit di doon Dialaw tamit. Donc toujours c'est la culture qui domine ici, toujours la jeunesse engagée, toujours c'est la culture, toujours la jeunesse engagée. DJ,
si li ngay yëngatu nan nga ko dundee tey ji wàllu DJ bi ngay def ban affection nga si am. C'était dur, hein? Regardez. Ok, donc bu ñu gisee loolu noonu cela veut dire que c'est l'engagement qui compte. Donc vous êtes quelqu'un qui est engagé gëm sa bopp loolu moo waral nga def loolu imaginez tey nga ñëw monter sur scène avec des Thiaram mais da nga am benn vision sans pour autant rapporter ce style vestimentaire. Ouais, ok le talent compte aussi tamit donc gisoon ni comme ni nga engagé nii am na say morom yu bëri yoo xam ne waroon nañu mën a def le maximum talent bi mu nga fa ah mais dañu koy caaxaane gisoo ne échec la si jeunesse yu yéen. donc loolu lu rafet la lu baax la yow tey jii boo doon conscientiser lan ngay wax jeunesse bi à propos si tayal bi ñu tayal parce que bu ñu gisee jeunesse bi non noonu waxante dëgg dañoo tayal franchement xam nga tey jii yow yaa ngi déplacé wu ñëw ba fii nii fournir benn temps bi yaa ngi gagné expérience mais gisoo ne am na ñoo xamante ne tayal moo leen yóbbee li ñuy dund nii tey mooy manque d'emploi gisoo loolu noonu. ak te Dip aussi nee na loxo bu tayal du tabax lu dëgër. oui oui. Merci beaucoup, c'était Global Sound Music à la France. Je vois. Donc yow à part présentation bi ban activité ngay def. Ban faculté. How come this is an Englishman, you know? Both Englishmen. Ñu ngi toujours dans l'émission Fun Time comme ni ngeen ko xamee always down Toubab Dialaw IUC just let's take it in France ma gars yi noo tudd yow Ndeye Fatou noo sant Guèye doo reetaan tuuti sax Ndeye Fatou Guèye li nga aligné dóor na de nu mu fa demee noonu
pare place bi kon tey da ngaa ñëwoon fii fi nga xamante ne mooy Toubab Dialaw si place bi pour doxantu pour enjoy li nga xamante ne mooy comment dire été bi. neex na léegi yow nan nga dundee été bi carrément. mais bu ñu la gisee ni ñëw pour sangu de. ah bon donc yow tey jii nii boo ñëwee fii Toubab Dialaw sa première priorité lan la lan ngay comment dire boo ñëwee fii Toubab Dialaw sa xarit yi ngay àndal wala da nga ñëw pour àndal sa copain wala consort nu mu fa demee noonu. ok yaa ngi jàng jàngoo ah ok lan ngay liggéey ah tailleur man nga ñëw est-ce que man léegi drap 3 pièces laa bëgg nga ñëwal ma ko man nga ma ko ñëwal ah bon ma ne léegi lan ngay wax waa Yéeni Kaw lan ngay wax waa Yéeni Kaw si lan nga leen di wax daal maanaam nuyu leen gërëm leen sant leen ah mais fan moo gën a neex si yéen waaw non man pour man de Yéeni Géej moo gën a neex yéen nga parfois ma gis nga doxantu biir Yéeni Géej de ah daan doole waaw noonu la est-ce que après doo ñu may si xaalis bi dañu may léegi yow lan nga ban musique nga gën a bëgg ñama Sarr man nga woyu Astar waaw wayal ñu benn dañu may benn woyu Astar rek jàpp si rek may ñu benn rek dóoral ñu nag dóoral ñu waaw dóoral non non donc dañuy mayal benn waa Dialaw TV woyu Astar donc les gars dañuy ñëw may ñu benn woyu Astar tuuti rek yaa ma gën a xam aywa waay non wayal rek wayal may ñu benn rek boo dóoree concert kay war nga mën a dóoral waa Dialaw TV benn waaw Astar c'est chaud là nice na franchement rafet na neex na mooy loolu noonu ok ñu ngi lay jaajëfal merci beaucoup ok donc encore une fois c'est une émission Fun Time guys n'oubliez pas d'abonner sur notre chaîne YouTube di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne Fun Time mu ngi besoin et ñu ngi koy suivre aussi partout dans le monde entier c'est la communication qui domine Dialaw forever guys soxna si ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. yaa ngi si jàmm bu baax. maa ngi si jàmm bu baax. yaa ngi noos. noos bu yem rek. bu yem rek. waaw ah li nga aligné lii yëpp nga ne noos bu yem ngay yem noos bi yem ngay dóor nii quoi. waaw. ah bon est-ce que doomu woo sax ñu noosaale ensemble. maa ngi koy wax. ah yaa ko wax. foo dëkk. man yéen kaw laa. yéeni kaw mooy dëgër bu naxari boobu noonu mooy dégg te mu nekk. ah bon neex bi waaw. yéeni kaw neex na. waaw. man de dama dégg ne moo gën a naxari si yéen. non même pas sax. bon tey dañ la gisoon nga ñëw fii nga xamante ne mooy Toubab Dialaw lan moo la fi andi woon tey. parce que dama dégg ne fii day bari ay nit te ensuite dafa am benn concert bu ñu fi dégg moo tax ma ñëw fii gis ambiance bi mu neex ma lool. moo tax ma fi ñëw. moo tax nga ñëw fi waaw tey moom da nga ñëw pour assister concert bi aussi tamit ah en compagnie avec tes amis quoi. Oui. donc yow lan moo la gën a neex si Toubab Dialaw à part concert bi. fii rafetaay bi wala lan moo la fi gën a neex yow. ah fii tamit rafet na te aussi yaatu na te moom si gën a neex boo ñuy da ngay toog di waxtaan mais loolu. gis nañ la plupart tamit ñi fiy ñëw dëkkuñu fi la plupart si ñoom dañuy préférer di sangu si géej gi te bu ñu xoolee récemment am na cas noyade ay lap yu bëri yoo xamante ne amoon na fi nga xamante ne mooy côté Dakar yow boo doon sensibiliser lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoo fi nekk di sangu. ah muy que ne bu ñëwee ñu réglé te en plus yam fi ñu leen yamloo waaw suñ paree ñibbi suñ paree ñu ñibbi quoi. waaw. mën nga way. waaw. ah bon kan mooy sa chanteur préféré.
Viviane Chidid Ndour Viviane Chidid Ndour léegi xoola dañuy may benn son Viviane Chidid may ñu ko rek xoolal ñuy def le show yëngal Dialaw yëngal le monde entier parce que instant bii nii Dialaw TV il est reconnu partout dans le monde ah dañuy woo fu nekk ah ñu ngi ñuy suivre partout léegi dama bëggoon sa xarit bi jaar na fi sànq dóor lu neex léegi yow dama bëggoon nga dóoral ñu lu neex aussi tamit mais ñu bonus sax acca mais ñu bonus rek. Ok, encore une fois c'est du show hein, du boom ici au niveau de Toubab Dialaw encore une fois derrière nous mieux vous servir hein yéen a ma gën a xam ñu ngi fi nga xamante ne mooy Toubab Dialaw en compagnie avec suñu télé bi ah bi nga xamante ne mooy Dialaw TV soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. yaa ngi si jàmm. sant yàlla. yaa ngi cool bu baax. yaa ngi reetaan rek da nga kontaan de. xam nga fii relax bi moom dafa neex mooy loolu. oui fii moom relaxé bi impec quoi. gis nga sa booba nii. gis naa sama bopp bu baax parce que lii rek dafa neex. dafa neex noonu la demee noo tudd. Binta Faye. Binta Faye foo dëkk. Yéeni Kaw. Yéeni Kaw Binta Faye from Yéeni Kaw moo ñëw fi nga xamante ne mooy Toubab Dialaw donc nee na fii dafa neex ah. dañ ko gis mu firi ah. def au top gis ngeen li mu sañse nii ah xam nee na nag après daf may sañse bi man ñemee naa pour jël see sañse bi. xam naa na nga jël see may na ma ko jël naa ko Binta noo dundee place bi. yi place bi moom macha allah. chaque dimanche ñu ngi fiy ñëw te jàmm am na fi aussi. après géej gi neex na da ngay relax lépp lu nekkoon sa bopp bi da nga koy sànniwaat fële. am air bu neex dugalaat loo xamante ne ni mooy loolu. donc daal boo leen fi ñëwee fii da ngeen di fàtte problème yi quoi. mooy noonu ñëw dugg si wàllu happiness gi. mooy noonu na yaa donc happy gi mu ngi ñëw bu baax a baax a baax. noonu la demee Binta dañu gis ne Toubab Dialaw ñu fiy ñëw dañoo bëri. waaw te la plupart dëkkuñu fi. la plupart si ñoom bu ñu ñëwee li ñuy gën a préféré mooy dem di sangu si géej gi. donc yow. bu ñu xoolee dafa dangereux pour ñoom. lan nga leen di wax pour ñu moytu géej gi. bu ma sañoon daal képp koo xam ne dëkkoo si dëkk bi tam ñëw fii war nga xaw a moytu meer parce que boo xoolee Dialaw ñoom duñ dugg si géej gi di sangu parce que géej gi day bañ gan aussi mooy loolu ñu moytu géej gi bu baax. ñu moytu géej gi bu ñëwee ñu toog relax dem ñibbi. mooy yoon parce que dégg nañ fi lu nekk kaa bu nekk si géej gi. ok kon nag bu ñu moytoo nañ ñibbiwaat ndànk seen yaay. ñu ñibbiwaat ndànk seen yaay seen i baay tey jii nii Yéeni Kaw nga dëkk nga ne. Yéeni Kaw laa dëkk. Yéeni Kaw moo dëkk bu naxari boobu may dégg noonu. dëkk bu gën a neex si Dialaw. dëkk bu gën a neex si Dialaw. waaw léegi la moo tax nga ne Yéeni Kaw dafa neex. dafa neex parce que yéen jàmm gi lépp nga fa. jàmm ji lépp nga fa. waaw surtout Dialaw tamit. surtout Dialaw ah n'est-ce pas foofu la mbër boobu dëkk nu mu tuddee sax. Aboy Ablay ñu koy nuyu de passage ah ñu ngi lay ñaanal ah di la bégee bu baax ba di la jox sa wàcc waay kan mooy sa chanteur préféré. man sama chanteur préféré Youssou Ndour. Youssou Ndour maa jigéen Youssou Ndour ngay bégee quoi. moom laay bégee. est-ce que mën nga way Youssou Ndour yow. non même pas. mënoo nga koy déglu comment ça. nga koy déglu noonu rek. xam nga saawonam dafa kii. da lay jox xelaat. jox la lépp. jox la lépp. dafa dégg daaj. yow si lan ngay yëngatu ban activité ngay yëngatu. non man formation couture laay def bi nekk kel. formation couture. mais depuis loolu ba léegi corona bi moo ñu téye jànguñu. ah ok man moom dama bëgg ah tabaski bi kon nga ñëwal ma mën na nekk. non dañuy jàng nii rek mënaguñu. non man xool nu mu mel baax na bëgg naa man nga ma ñëwal nu mu mel bu ñëw bi jaaree fii sax garaawul. waaw d'accord am problème. ah bon donc lan ngay tàggatoo. di leen remercier yéen association bi dëgg fa yaa li ngeen def nii moom baax na day tax sa nit day ñeme. day nangoo toog si yenn milieux yi day toog si télé bu ñu ko invité fu nekk day nangoo dem mooy loolu en tout cas daal di leen ñaanal ngeen dem sa kaw ca kanam incha allah. donc ñu ngi lay béggee. waaw di la jaajëfal merci beaucoup. yëpp encore une fois Dialaw TV en action Dialaw TV ah fi nga xamante ne mooy Toubab Dialaw mu ngi boom ba léegi mu ngi dóor mu ngi nice ah c'est le show man yéen a ma gën a xam drag man at the right place qu'il faut toujours à la place qu'il faut guys ça ñu ngi lay nuyu. waaw baay ñu ngi leen di fay di nuyu ñëpp ñu àndal fii ci géej gi. waaw di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi dëkk ci commune bi rek ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. tur bi nan la. maa ngi tudd Keba Sow maa ngi dëkk Nduxura Wolof. Keba Sow quoi. Sow mooy sa sant bi naxari na de nu ma demee noonu. ah non dafa neex même pas dafa neex. ah bon non dafa neex. pour man de sant bi daax si sant yi. Ndoy la Ndoy. ah waaw. Ndoy lébu quoi. waaw parce que boo ko waxee moom dinaa nangu parce que yéen a fi ëpp quoi. waaw boo xoolee fii suñu place de. waaw effectivement. kon bàyyi ñu xajal la comme nous sommes très accueillants ñun moom ku fi ñëw dañ lay yaatal si lépp ah. Sénégal la ñoo ko bokk sant lépp c'est la même chose quoi dañu tàmm di takki neen te nu mu demee noonu. donc yow nan nga gisee place Toubab Dialaw bi selon que jóge nga fi nga xamante ne mooy Nduxura Wolof ba ñëw fi foog amul place te fi am na place mais boo ñëwee
place bi ni mu mel nii nan la def. waaw place bi maanaam su ma fi ñëwee da ngay kontaan parce que de un da nga inspiré benn air boo xamante ne dafa pur c'est quelque chose de naturel. xam nga te aussi le fait que nga jàkkaarloo géej gi toog nii rek mën na la yóbbee ci lu bëree bëri tey maanaam tey dina wàññi say soucis xam nga dina la wàññi lu bëree bëri ci yow. te aussi ça montre que maanaam si jeunes yi tey bëgg nañ maanaam tey genre lieu yi nga xamante ne tey dañuy génn di divertiru xam nga weccoo xelaat weccante xel xam nga def tuuti benn show bu ndaw def benn ambiance bu ndaw doog a delluwaat seen kër yi quoi vraiment. ok loolu moom lu rafet la lu nice la donc au-delà de ça dañuy sensibiliser autant pour moi donc boo gisee tubaab fii ñi fi ñëw la plupart dëkkuñu fi te dañuy ñëw di sangu si géej gi te moment bi ñu toll nii géeju nawet la ñu nekk donc bu ñu xoolee côté Dakar noyade yu bëri am na fa donc yow lan ngay wax ñii ñëw fii nii di sangu. non dama leen di wax premièrement rek dans la vie il faut être vigilant parce que tey mënoo jóge dëkk ak dëkk ngañ léegi boo ñëwee sûrement yow ñëw nga fi fekk nga fi ñoo xamante ne ñoo dëkk ci géej gi tey xam géej gi tey dinañ xam maanaam limite géej gi foo mën a sangu ak foo mënta sangu la moindre des choses jegeel ñooñu nga laajte leen fan laa mën a sangu ci sécurité après comme ça nga sangu fa en sécurité maanaam ñu wàññi caaxaan yi ñu xool tamit gos yi parce que mu ngi am ay boo yoo xam ne ay xale yu ndaw lañ waruñu leen a mën a bàyyi ñoom képp ñoom kese sans l'aide de quelqu'un ñoom ñu dugal leen ci géej gi mais war nañ leen mën a accompagner sang leen ba ñu set bu nekkee dañoo bëgg a sangu après ñu génneewaat leen. mais vraiment fii moom mention spéciale quoi. mention spéciale yow si lan ngay yëngatu. man instant bi ci aviculture laa nekk mais en même temps je suis étudiant. waaw mais étudiant nga. waaw étudiant bonne faculté nga nekk. j'ai eu ma licence en 2019 à ITECOM, institution technique de commerce en commerce international. mais après dañ ma fi woowee liggéey après léegi après. yaa ngi am ay stage ou bien. oui effectivement parce que fu may liggéey aviculture la ñuy liggéey mais aviculture su ma waxee aviculture dañuy jaay en même temps ginaar dañuy jaay nen aussi te aussi ñu ngi am 2 stagiaires chaque année dañuy am 2 stagiaires dañuy jaay aliment tamit dañuy jaay kopp tout. loo xamante ne matériel gànnaar la tamit dañ ko fay. donc est-ce que partenaires yi ñu ngi lay rejoindre ndànk-ndànk. waaw parce que man dama fay liggéey te en même temps je suis le comptable. Effectivement j'ai un patron nag ñoom waaw moom il travaille avec les usines et ce genre de truc là chaque lundi que jeudi day génnee gànnaar day génnee aliment di jaayaat ak yooyu noonu mais sûrement day dem ci gars yi xam nga di waxtaan ak ñoom xam nga di xàcc gars yi ñuy ñëw quoi. waaye donc lan ngay wax ñi nga xamante ne jeunesse bi nga xamante ne ñoom dañoo nekk au ralenti maanaam dañoo tayal nangu ñu def benn effort pour mën a obtenir l'emploi qu'il faut. non man moom dans la vie doomi aadama gi en tant que jeune parce que boo xoolee Sénégal jeunesse moo ëpp ci Sénégal peuple sénégalais te je me dis que jeune bu xëy dafa war a dem liggéey bu nekkee ne nekkoo ci jàng ji même boo nekkee di jàng sax tu dois chercher quelque chose boo xamante ne moom moo lay indil tuuti argent boo xamante ne tey dina la permettre bu bépp soxla boo bëgg da nga ko mën a am parce que tey doon mag am benn soxla mënoo ko faj mën na la yóbbee ci lu bëree bëri tey mën na la yóbbee maanaam tey ngay sàcc wala ngay def loo xamante ne maanaam. du ko ci dérivé sur le banditisme. voilà. donc loolu noonu lu am solo la mais la plupart aussi tamit ci étudiants yi laay wax. parce que da ngay gis étudiant boo xamante ne dafa valider première année amul woon bourse mu ñëw ñu rappel que plus de 300 et quelques mille mais gisoo ne loolu noonu à chaque fois war na mën a doon départ bu am doole pour l'étudiant te étudiants yu ci bëri ñoom dañuy dépendre chaque jour ci état oui am nañu droit récupérer seen bourse en tant que étudiant mais imagine ñu jox la rappel par exemple 300 000 francs CFA nga passé li nga jënd ko ay yére sañse ko gisoo ne loolu waroon nañu mën a dugg ci aviculture pour mën a am benn taux d'évolution bi ci wàllu emploi di jàng di liggéey di fajal seen bopp gisoo ne loolu war na mën a nekk. ah si bien sûr parce que tey man li may conseiller état maanaam tey boo nekkee jeune étudiant tey bu ñu yëkkatee benn valeur yi 300 000 boo xamante ne tey dañ la ko jox bourse war nañ la accompagner maanaam soit ñu jox la benn projet boo xamante ne tey da nga ci mën a liggéey parce que la moindre des choses doo mën a jàkkaarloo chaque jour ngay
chaque jour ngay talal loxo naan may ma mais tey buñ la accompagner tuuti rek da nga mën a dem parce que waaju moom Sedima rek lui moom il a commencé ak 50 ganaar 50% la commencé te maintenant ça va léegi fépp foo tudd Sedima au niveau de l'Afrique laa mën a wax vraiment xam nañ ko kon donc dañ fay war a taxawal benn programme boo xamante ne jeune bu ne ak projet parce que tey bépp étudiant boo yëkkati valeur yi 300 000 jox ko te accompagné ko la première des choses dina jéem a xool ban portable moo nekk ci marché bi mu jënd ko yan yëre ñooy def buzz ci marché bi mu jënd ko léegi après day ñëw taxawaat ak zéro. ok ça c'est anormal quand même. ok loolu lu nice sax donc lan mooy sa mot de la fin lan ngay tàggatoo. waaw juste di leen di encourager parce que li ngeen di def maanaam tey dina motiver nit parce que tey man c'est la première fois ma toog nii ñu di ma jël en caméra mais juste motiver na ma te aussi vraiment maa ngi leen di ñaanal aussi vraiment benn augmentation boo xamante ne yàlla mën na ko yàlla def vraiment. amiin vraiment maa ngi leen di remercier quoi bu baax a baax. ok merci beaucoup. ok kontaan naa ok nice. Kang yéen a ma gën a xam nan la demee sama gars yi encore une fois Dialaw TV n'oubliez pas d'abonner bu leen fàtte abonner si suñu seen YouTube dem leen fi nga xam te mooy YouTube ngeen def Dialaw TV ngeen suivre ñu bu baax. ça va na nga def. maa ngi fi. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. naka activité yi. mu ngi tolloo bu baax. ok yaa ngi reetaan rek da nga kontaan xanaa. waaw. doo may coca bi. naka ko may. dégg ma ko may. ok yow lan ngay def. man way. da ngay way kon yow yaa doon pëndal sax seen bi fële ne le. waaw. non li nga fi way nga way bu neex. merci. yaa yëngal loolu yëpp. à bas âge macha allah donc yow da ngay yëngu si wàllu musique quoi. ok. ban à part depuis quand nga commencé yëngu si musique. bon depuis que j'ai 7 ans. bi nga amee 7 ans. oh loolu teel na de bi nga amee 7 ans nga commencé woon a fonto di wayantu quoi fan nga dëkk. man Dakar laa dëkk mais Mboro lañ nekk man ak sama. origine Mboro nga mais Dakar nga nekk quoi. ok donc première fois nga ñëw Tubaab Jalaaw wala mës nga fi ñëw. non maa ngi fi door a ñëw. yaa ngi fi door a ñëw donc nan nga dundee ambiance bi nekk fii. je me suis bien amusé. Bon amusé nga bu baax. place bi rafet na. rafet na kay. neex na xanaa dañu la jox añ nga añ ba suur dafa mel ni waxoo dara de. waxuma dara kay. non franchement sa baat bi neex léegi yow lan moo la gën a motiver pour nga dugg ci musique. c'est que Aïda Samb dafa nekk artiste boo xamante ni la première fois ba ma njëkkee déglu woyam j'étais enfant looloo tax man ma dugg ci musique moom. donc Aïda Samb moo la influencé ba nga dugg ci musique grâce ak way yi muy way kon bu ñuy xoolee boo xool Aïda Samb mooy sa idole donc da nga bëgg a soxal est-ce que mën nga ñu may benn woyu Aïda Samb may ñu benn ñu xool. nit day nangu ndogal loo man ci gis yow santal jëlal say ranguj fompal lépp yàlla la nit day nangu ndogal loo man ci am yow. Oh, no, no, no.
Thank you.